Reubeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen. gis sa interview ak Baba Touré mais franchement man j'étais peiné quoi man sama wàllu bopp parce que dama ne man benn instant ñun ban Sénégal la ñu nekk parce que fàtte xaju fi quoi 2009 ak léegi ak ñoom lu ñu wax yëpp à travers la presse tey ñoom ñoo mën a génn taxaw di wax jooju ñoom ma ne ko ñun Sénégal on est où là quoi man loolu laay c'est la question que je me pose man Sénégal ndax ñun benn instant Sénégal mérité na doon dëkk man loolu c'est la première question bu may posé wu ci naka. mais c'est quoi le problème Baba Touré c'est un citoyen sénégalais nekk doomu Reubeuss war na mën a wax ci mbir mi wala dafa am leen loo xam lu nit ñi yëgul. ñun boo xoolee ba ñuy ñëw di intégrer collectif Renaissance Sanchez damay préciser avant toute chose waxuma ci turu collectif Renaissance Sanchez waxuma ci turu Kusum mais acteur principal laa woon ci xeexu stade Assane Diouf bi kon defe naa man je suis mieux placé que quiconque pour wax ci stade Assane Diouf parce que jour bu ñuy jàpp Biram Sassoum si jëm si yàlla na ko yàlla xare àjjana ancien maire Médina t-shirt yi bañ koy distribuer ñu ngi ko doon distribuer sama buntu kër fii ngeen toog tey rue 9 kon ñun suñu wàllu bopp bu ñu waxee ci stade bi war nañ ci wax parce que démb boo leen dégloo ñun suñu wàllu bopp nga jékki-jékki parce que Ablaye Wade lan la bëggoon au début ñu ne stade bi stade Reubeuss loolu moo doon suñu premier combat ma ciy félicité ku ci mel ni ñoom Papis Nia di président xandaalu jamono ji ñoom grand kii nu mu tuddati waay Pape Cheikh ak yeneen grand Reubeuss yi nga xamante ne franchement non ay gor lañu ay jàmbaar parce que jamono jooju metti woon na jamono jooju da nga daan ñëw gars yi ne ñun dañuy politique lan la stade bi 24000 mètres carrés Kusum xandaalu Gorée doon fa entraîner au début ñu ñëw xëy un bon jour duma ko fàtte mukk ñu gars yi dem Magal Touba ñu ne Diop si ak mooy clan ñoom Baba Touré bi gars yi toj nañu tribune stade Assane Diouf. ne nga Diop si ak clan wu Baba Touré ñoo toj tribune bi. projet Kawsara bi projet Kawsara parce que moom Diop si moo resoon démolition bi marché démolition moom lañ ko joxoon ñoom seen wàllu bopp ba ñu ñëwee bàyyi ba boo ñëpp a dem Touba. Magali ñu toj ko suñu gannaaw ba ñu ñibbisee si la gars yi commencé indi coow muy Kusum muy xandaalu gars yi commencé fa entraîner ne dee duñ fa entraîner coow lu commencé jug day tawaay collectif Renaissance Sanchez ci wàllu boppam gars yi ñëw nañu stade bi Ablaye Wade lu mu bëgg mooy jël stade bi ñu ne affaire de Reubeuss stade bi stade Dakar la encore une fois. non pour éclaircir les choses stade bi muy tudd stade municipal de Dakar la tudd. merci muy stade Dakar stade Assane Diouf maanaam mairie Dakar moom ci wàllu boppam moom moomoon stade bi ñu jël stade bi bradé ko pendant ce temps Pape Diop moo nekkoon maire de Dakar Pape Diop jamono jooju ñun boo leen xoolee ci presse bi jamono jooju Pape Diop dafa na benn plateau 2STV du ñu jéem a proposer stade Iba Mar Diop dayooy bàyyi la ñu toj fii dañuy dem stade Iba Mar Diop ñu ne ko bëgguñu parce que bu ñu fi entraîné benn année deuxième année bu si topp da ngay ñuy dàq génn ñu stade bi stade bi lu ñu bëgg 24000 mètres carrés plus de 24000 mètres carrés jamono jooju laay wax en 2009 nga xamante ne mètre carré boobu ñoom monsieur Berthe ñoo ngi ko doon évaluer à 1 million ñu ñëw xëy ne jox nañ ko chinois yi mais anamu jamono yi Reubeuss ngeen dëkk jamono boobu Reubeuss ñaari tendance la woon ñu ànd ak projet Kawsara ak ñu bëgg a ñëw téye stade bi mais Baba Touré mi wax démb Baba Touré ñoom ñoo jiite woon projet Kawsara bi ne stade bi ay bandi ñoo fa ne ay gainsman ñoo fa nekk ay agresseur ñoo fa nekk foofu waratul nekk stade dañ fa war a tax projet Kawsara mooy immeuble intelligent yi ñu doon wax cet immeuble de 30 étages tey bu muy taxawee banaan ay famille taal bi collectif Renaissance Sanchez la bokk ñoom seen wàllu bopp xeex bi commencement ba fin famille taal ci la bokkoon. Buuba doguma la sax mais ba tey dafa am lu leeragul da nga bëgg wax ne ñoom Baba Touré. ñoo doon xeex ak ñun boo bëggee dégg ci gàttal man lu may wax. ñoom ñoo jël stade bi ne stade bi ci wàllu boppam jamono yu mais Samba ji Amadou fàtte xaju fii presse bi ñun suñu bopp xam nga la moo tax tey ñun bu après ngeen doon gis politiciens yi mujjee ñëw tey ñoom ñoo moomoon presse
dañuy ñëw comme ni may poser question nga ñëw taxaw wax ci stade bi suba ñu bind leneen tey ma wax leen gars yi dañu bëggoon stade bi def ko ci turu Rebeuss affaire politique affaire état laa lay wax comme ça bu boobaa bu ne les jeunes que la jeunesse de Rebeuss d'accord na su boobaa Ablaye Wade def lu mu bëgg a def boobu si la ñoom grand Pape Cheikh ñoom ñëpp ñëw dugg maintenant ñëw Dakar yëpp seeti leen collectivité lébu omarienne yeeg yëpp nee na ñu attendez stade bi stade u Dakar la patrimoine u Dakar la ñun waruñu jël stade bi jël dem di ko jox des chinois yi nga xamante ne ay immeuble intelligent yu ñuy wax naan ay boîte de nuit hôtel ak lépp la fa war a am tiim xabru yi la moo taxoon waa famille omarienne nanguwu ko woon loolu la woon lu may wax inventé wu ma dara bu ñu kiiwee gars yi VAR am na fi génne leen VAR yi tey ñoom Baba Touré yi ñoom Diop si clan boobu ñoom ñoo ñëwoon jamono boobu xandaalu 2006 seen t-shirt yooyu ñu doon bind Diop si ba nan lañ doon naxee booy jamono jooju ne ñu xandaalu woy dañ leen a jox école Rebeuss bu ñu la jox école Rebeuss dañ koy def synthétique bu ñu ko defee synthétique def ci ay vestiaire comme lu muy wax nii ñu ne leen déet jamono jooju ñoom Pape Diouf mooy resoon jeune sub Dakar Plateau man mii maa resoon jeune su Médina ñoom Pape Diouf naa leen gars yi dañ ñuy nax école Rebeuss 11 xaju fa mais la moo taxoon xandaalu di dem di entraîner piscine olympique après ñaata temps la xandaalu dem entraîner piscine olympique ndax synthétique bi ñu doon wax depuis 2006 ba léegi am na fa 30 camions suuf lañ fa dem sotti loolu def ko loolu pour mbër yi la qu'on se dise la vérité kusum laa dëkk mais xandaalu grand Papis Nia comme se dise la vérité ñoo bokk collectif Renaissance Chaise grand bi jamono jooju wéetoon na ci carte gi tey anumu je suis surpris gis ñi nga xamante ne démb ñoom ñoo doon dem ci Ablaye Wade Ablaye comme ni ko waxee recevoir nañu ñun ak ñoom ñu toog salle des banquets bu palais ñu déglu ñu wax ñoom tamit ñu wax ba ñu ñëwee ñoom si wàllu boppam taxaw anamu jël presse bi yëpp contre ñun nee naa la presse bi yëpp contre ñun benn moment si la ñëw tey tamit damay interpeller politiciens yu ci bokkoon jamono jooju ba ma déggee keroog Alioune Ndoye maire Plateau RFM matin Alioune Ndoye la wax oui instant bi dossier bi maîtriser wu ma ko parce que damay xaar Abdou Karim Fofana moom mooy après ma mën a Alioune Ndoye yow kese mën nga nekk représentant collectif Renaissance Chaise Alioune Ndoye fataay yu ñu doon lekk ni ci réunion bi yaa ko doon jënd ah bu ñuy kii que ñoom tonton Pape Cheikh jamono jooju et yéen ni ngi doon ñëw nañu carrément booy dañu doon taxaw na ñun gëmuñu politiciens yi bëgguñu ngeen politique ñu nga ne ñëwuñu pour politique dañu ñëw parce que les patrimoine u Dakar la dañu ñëw pour jàpp ci jamono jooju ñoom ñëpp ñu ñëw Benno Siggil Sénégal laa wax maintenant la ñuy wax Benno Bokk Yaakaar ku jur Benno Bokk Yaakaar Benno Siggil Sénégal ñun on nous a traité de politiciens yëpp kan moo ma gis ci bureau wala kenn ñëw taxaw ma ne politique moi je fais pas de la politique beneen la ñuy politique mooy pour Ablaye Wade jamono bi muy ñëw di gëmloo waa Rebeuss yi ne leen carrément damay def Manhattan Rebeuss ba ñuy campagne am na ñu nekk Rebeuss jamono jooju dernier meeting gu Macky Sall fii stade Iba Mar Diop man bokkoon naa ci comité d'organisation bi ñu jiitu woon comité d'organisation dernier meeting gu Macky Sall fii stade Iba Mar asa xam bu baax na ma lay wax 14 heures wax nañu ne am na ñuy jógee Rebeuss dañuy ñëw pour yàq meeting bi déglu bu baax na ma lay wax de révélation laa lay wax à partir de 19 heures ñun ak waa Rebeuss ñoo ngi xeex ba 23 heures de émission bi di ba campagne bi di jeex Macky Sall nga woon ci biir stade bi ñoom ñu sundur ak ñoom ñëpp nga woon ci biir stade bi man maa jiitu woon booy Médina yi ñu taxaw Malick Sy jàkkaarloog booy Rebeuss yi di xeex ak ñoom 19 heures ba 23 heures. 19 heures 23 heures. waa Zik FM ñoo ko jëloon en direct Zik FM moo ñëwoon jël ko en direct xeex bi jël ko en direct ñu nekkoon ci stade bi parce que ñun lan la ñu waxoon bu ñu yegsee ba dugg rue 5 wala rue 3 instant bi kon yàq nañu meeting bi. sa waay lu ma lay wax inventé wu ma de ci télé laay waxee ñu ñëw ñun suñu wàllu bopp tey ñi nga xamante ne ñoo fi taxawaat ibbi seen làmmiñ duñu wax waxu stade bi wooy dafa arrangé Rebeuss dafa arrangé lii parce que ñun waa Rebeuss ak waa lii ak waa laa instant boobu ñooñu ànduñu ñoo ngi àndaloon Ablaye Wade pour fii nekk Manhattan pour fii nekk ay kii nuñ ko tuddee immeuble yu war a tiim xabru bi loolu moo taxoon famille omarienne àndox ñu na ba ñu ñëwee
waa police deuxième police Rebeuss du jour boobu ñëw nañu taxaw ne ñun nañu fa jóge ñu ne duñ fa jóge parce que ñoo ngi suñu périmètre police Rebeuss ñëw ñu ne leen carrément ñoom buñ fi jógewulee mais dernier nga minute Macky Sall laa lay wax buñ fa jógewulee ñun duñ fa jóge police quatrième ñoom ñoo mujjee taxaw foofu police deuxième ñoo taxaw ci rond point wu Malick Sy bi c'est la ñu dàq ñun ñu dellu si waat pour ñëw ñun on n'est pas politique mais dafa am ay causes yoo xamante ne bu laalee Médina wala Dakar Plateau wala Dakar non da nga ñu siy gis si yaa ngi dégg bu baax fu ma lay wax tey ñii nga xamante ne ñoo fi ñëw taxaw tey sanguwaat ba set ne ñoom ñooy ñëw porter le projet dafa arranger Rebeuss wooy bu leen neexee sax nañ ko jox famille Tall mais ñooñu ñoo waxoon foofu nañ ko def immeuble intelligent. dañoo changer. non attends non buñ ñu yàpp maa ngi koy dégg mu ne collectif yi dem na waxanteeg Abdou Karim Fofana foofu il a raison collectif yi tamit dama leen ni interpeller ci loolu dem ngeen waxtaane boo leen ñëwee comme ni ngeen daan ñëw du ñu rendre compte parce que xeex bi ba muy metti dëgg-dëgg. ndax nee na am na ñu nekk ci biir collectif bi sax yëguñu ne que waa am na ñu dem. ñun ci presse bi lañ koy yëgee boo bëggee dëgg-dëgg te nag jamono jooju ñuy fay dëgg non jamono jooju rien ne se faisait sans ñun waa Médina waa Plateau ak yooyu boo yooyu doon ko fay man am na sama benn rappeur Cheikhou ABC mais si la ñàkk ay rastam yu mu def plus de 15 ans fii ci koñ bi lañ ko jàppee est-ce que xeex boobu gis nga benn lacrymogène bu tàkk biir Rebeuss jour bu bennoo waa bennoo Siggil Sénégal du joxe seen liste fii restaurant la Galaar ngeen baal ma ci publicité bi jour bu ñuy ñëw presse étrangère bi noonu du ñëw rue 9 la ñu déparé jaar rue 8 fële rue 15 taxaw jàkkaarloog policiers yi c'est la ñu jàpp yenn booy Médina yu dóor leen dóor yu metti c'est la ñuy jàpp Biram Sassoum si guddi googu ñun ñoo ngi dem di fanaani central ci la ordre des avocats jug taxaw contre ci wàllu boppam état bi ci la affaire bi gën a sax am ampleur ci la Abdoulaye Wade gën a dama sama jeunesse moo ma gënal milliards chinois yi journaux yee ngi fi ñu denc ba léegi de VAR dafa am lu may wax ni bu am génne leen VAR yi ñu ñëw Benno Siggil Sénégal ba ñuy ñëw jamono jooju may la Fara borom Rebeuss TV Fara collectif yi la bokkoon ci wàllu boppam yi ñi may jox ni Fara ma mi lu may wax Fara ma ko gën a xam fuuf xëy na homme de média la il est neutre mais jamono jooju laa lay wax ni sama waay j'invente rien du tout Benno Siggil Sénégal non jamono boobu Abdoulaye Wade il était intouchable bàyyi leen pas bi mu liggéey lañ doon wax bàyyi leen pas bi mu liggéey ñu on nous taxé de politiciens opposants ñun dara ñoruñu ñun 2009 ba léegi da ngeen ñu gis ñu bokk ci benn parti da ngeen ñu gis ñu bokk ci benn lenn mais nee naa la laalaatal stade Assane Diouf nga gisaat ñu léegi. mais tey gis nañu léegi stade bi joxaat nañ ko jeunesse bi sax laay wax mais dafa am 3000 mètres carrés boo xam ne dañu koy bëgg a jox famille omarienne bi. jëlaat beneen terrain aussi. bu nekk ci ginnaaw. jox ko pour ñu war a def ci centre socio-culturel. tey yow proposition boobu ñu def war a defaraat stade bi mu am ñaari turbine am vestiaire affaire yooyu yow tey noo ko gisee yow. d'accord nga ci ou bien. man mi xam nga boo ñëwee nga ne da nga tënku bokk ci collectif man sama décision compté wul parce que dama jël sama kàddu tënk ko ci collectif René Sanchez. te René Sanchez ba ma leen mujjee dégg seen communiqué nee nañu mu ñoom ba léegi loolu d'accord duñ ci kon da ngay rangé wu ba léegi ci collectif René Sanchez tey ci wàllu boppam beneen ba ciy topp Abdoulaye Wade ba kii bi nu teg Benno Siggil Sénégal nee naa la stade bi la ñu campagne ba ñoom ñëpp di nekk ñoom Alioune Ndoye ñoom Barthélémy Diaz ak j'en passe et j'en passe ñoom ñëpp nekk maire Dakar ci stade Assane Diouf la jóge ñoom ñëpp da ngeen laan daan gis chaque ngoon kër Pape Cheikh ba ci Khalifa Sall la ñu waxoon bu ma jëlee mais kii bi dinaa ci dugal chaque kii 3 milliards pour jàpp ko parce que gars yi amoon nañu maquette bu yàgg pour doon defar stade bi Ablaye Wade ba muy ñëw di wax ne sama milliards yi sama kii bi sama jeunesse moom ma ko gënal mais dimanche bi ci topp si la bonne élection yi Benno Siggil Sénégal raflé lépp ba kusum xandaal ñëwee di entraîné waat si la ñu génnee stade bi jaxase stade bi gas ko mooy depuis boobu ba léegi nu ngeen gis ñu continuer ci fayet bi Macky Sall le jour boobu muy def campagne mooy sànq lu ma leen wax meeting am boobu j'ai un ami mu ngi si suuf
Macky Sall ba muy def tour d'honneur nii ci piste d'athlétisme bi benn copain dafa bind benn pancarte en carton élage photographe topp oto Macky Sall bi naan ko suñu stade Macky Sall naan ko nii Macky Sall bu dee yow seetaan nga fàttalikul image boobu toppoon ni oto bi naan ko suñu stade en 2012 Macky Sall ba mu ñëwee ñun mi Pikine dafa ñëw taxaw ne delloo na stade bi jeunesse bi ba mu taxawee ne delloo na stade bi jeunesse bi dina ci def xaalis man Sénégal kese laa gis décret présidentiel un ministre tëb dindi ko ce fut le cas ak Ablaye Wade bu naan delloo naa stade bi jeunesse bi conseil des ministres la ko waxee ñu ñëw parce que gars yi gañe nañ leen ñu ñëw tëbal ñu fii ku suma xandaal lépp entraîné wuñu ñu ñëwati Macky Sall Pikine ne carrément jox naa stade bi tey bu ñëwee ministre ñëw taxaw ne damay def lii collectif yi ne kiiwul man dama ne lépp mën nañ ko waxtaane mais ñoom collectif ak musique jot nañu gisee 3 fois. nee na jot nañu gisee mais lu collectif yi mujjee wax lu ñu gis ñoom dañ ne ñoom waxuñu loolu d'accorduñu man loolu laa liir parce que dematuma réunion collectif xamatuma lu xew qu'on se dise la vérité da ngay wax te yàlla rek a tax kon tey Baba Touré tey man su ma déggee démb moom mu ñëw taxaw naan ñu wëy stade bi boo leen xoolee ñun xandaalu waaw nee na dañuy defar stade bi pour jeune Rebeuss non gars yi non dañu respecté jaam yi quoi Baba Touré bul indi problème bul yokk problème kusum xandaalu stade boo ko defee stade Rebeuss kusum ñëw nga tax kusum ne dafay entraîner problème du am qu'on se dise la vérité même bu doon loolu sax dafa war a am non Baba waroo wootee foofu du foofu yéen ñëpp xam nañu différence entre kusum xandaalu tey boo leen gisee yéen keroog seen émission bi ngeen def entre Mansour Ayanda ak Grand Nawel Silla mais kusum ak xandaalu Sénégal ñëpp ko rafetlu on avait des chairs de poule boo cette année loolu muy wane ni coow lu mu bëri fii lay mujjee ci waxtaan jamono jooju ñoom Baba Touré ci boppam ñoom ñoo doon xam booy Rebeuss yi woy stade bi la ñu bëgg gars yi ñëw taxaw jox yenn booy yi micro trottoir woy stade Rebeuss gars yi bu ñu def amalgame gars yi nekk fii war a bëggaat yor seen làmmiñ pour wax fa ñu commencé woon en 2007 2008 jëm 2009 foofu la ñu commencé guuxaat maayanu gars yi bëgg a jël stade bi transféré ko stade Rebeuss ba stade municipal de Dakar la woon nañu respecté sénégalais yi kon parcelle stade amitié waa parcelle la ko moom Demba Diop kon waa Sika bu ko moom non gars yi bu ñu nañu respecté waay yi non nañu respecté surtout nañu respecté te bu ñu jaxasee collectif bi ak famille omarienne ci collectif bi la bokk famille la moo tax collectif bi famille omarienne moom ci boppam ñëwoon bokk ci ñoom Baba Touré ñi ñoo doon xeex pour foofu ñu ne ay bande fa nekk nañ fa génnee do bu mu nekk ci infrastructure sportive na nekk ay immeuble intelligent yooyu yoo xamante ne ay hôtel ay yo mais lan la ñu lan la ñu doon wax jamono waa Rebeuss gars yi bu leen dof parce que gars yi du ñu ñëw dëkk ay immeuble intelligent mu war a tiim ay këru suuf ak këru terrasse ak barak maytu leen gars yi bu ñu paree si immeuble yi seen kër yi lañ jëm de loolu lañ leen waxoon gars yi naan dañuy politique mais après amul ay temps kër yu wër stade bi yëpp ñu dem di leen laaj seen titre foncier ci télé laay wax génne leen VAR dem di leen laaj seen titre foncier pourquoi seen titre foncier ñoom ñëpp c'est la ñu gëm ni kon collectif yi ñoom lay xeexal taw si ñëw nañu effectivement li ngeen doon wax dëgg la boo ko déggee keroog mu naan woy léegi affaire bi yóbbu nañ projet bi Camp Lat Dior léegi ñu lañ ci war a liggéey waaw nee nañ ñun fa dañuy fay defaral terrain synthétique léegi comme ça booy bu fa xobee xandaalu woy dëgg la waa xandaalu bu leen nelaw yéen waa xandaalu dama leen koy ñaan en tant que ancien dirigeant kusum bu leen nelaw ngeen benn yoon bu leen nelawaat ñaareel yoon mooy lan dañ leen diggoon terrain Rebeuss dañ koy def synthétique dañ koy def ay vestiaire dañ koy def lu ñu leen diggoon yëpp mais ndax nekk na bu nekkoon ndax xanaa dina dem di entraîner piscine olympique foofu la ñu bëgg a indiwaat groupe boobu lekk ñëwoon taxaw bokkoon ak chinois yi defaan projet Kawsara ba projet bi nax saay gouvernement changé na léegi nga gis leen ci gouvernement bi ñu ñëw xëy encore wëlbati ko te maa ngi dégg léegi xalif bi da leen woote woon na léegi ñoom demoon nañ ko seeti ah ñoo ngi wëri ñoom seen bopp ñoo ngi wër di après ngeen gis ni ñoom demoon nañu seeti xalif bi gars yi xoolal fii amul naxante on est tous des sénégalais personne n'est plus sénégalais que keneen bu non gars yi bu leen ñu xoolal naxante amu fi waay gars yi tamit bàyyi leen caaxaan. léegi yow en tant que responsable bu nekk fii ci Kusum yéen waa Kusum est-ce que toog ngeen waxtaan du ma ne Kusum sax Médina laay wax parce que xam nañu même Castel
waa Gorée stade Assane Diouf lañ doon entraîné léegi yéen fu mu doon yéen waa Kusum loo leen préparé pour riposte wala lan ngeen stratégie ba ngeen. Kusum dafa jël kàddoom yëpp tënkoon ko ci collectif René Sanchez nit ki doo jiital nit di ko fàqatal lu tax ma nangu def interview bi parce que ñun man principalement man au niveau Médina man maa doon rassembler booy yi di leen jox information mais ba booy yi seetaanee déclaration bi démb bu Baba Touré booy daf ñoon may grand yéen xeex bu ngeen ñu xeexloo ñu dóor ñu ci ñu daggal suñuy ras ñu def nii ñu def naa mais fii ngeen mujjee. te ñi doon xeex bi ñoo toog. ñi doon xeex bi ñëw toog dégguñu kenn mu ne ko donc c'est mon devoir man ma rendre compte leeral parce que lu may def ni pour leeral xam nga lu nax lu jaxase bopp ni dafa yomb mais pour nga leeral gars yi yéen ñi doon xeex bu dem ba barki dem ba fa ñu nekkoon la ñu nekk ba tey mais Kusum dafa tënk kàddoom jox ko le collectif René Sanchez de déglu collectif la lay wax bu ñu jël stade bi encore une fois di ko def stade Kusum xandaalu stade Dakar la tonton Moussa Diadio collectif la bokk ci Saaju Ngara fi la bokk pa bu actif ngi noonu ci stade bi ay waa Sanca ba ci jekkoo nee naa lu tout Dakar ñoo ngi woon ci biir pour man xam nga instant bi lan la bëggoon dégg yéen politiciens yi ñëwoon parce que da ngeen bëggoon ay ndombal tànk naan lañ leen di jàppale gars yi kaay leen ngeen jàppale wàññi parce que gars yi ñuy waaj a tegaat dil ñoo ngi ñuy waaj a tegaat dil kaay leen ngeen wax li ngeen daan waxee jamono jooju ba ngeen balaa ngeen di falu yow Alioune Ndoye keroog comme ni ñu koy waxee nga ne yow yëgoo yow dañ la koy sant yow porter combat bi yow parce que yow yaa ngi woon ci collectif bi xam nga ne mu demee muy ñoom Barthélémy Dias ak keneen ak keneen ak keneen gars yi ñun dañ leen koy woo léegi ñun gars yi balaa ñuy nasaxal parce que fa ñuy naseeg noccee xamatuñu lu xew non ñëw leen ngeen teewaat ngeen ñëw bokkaat ci kii bi au moins buñ koy def mu doon njëriñu ñëpp buñ koy def waxuñu bu lii am wala bu lii dem mais buñ koy def na ci ku nekk gis boppam jeune su Rebeuss bu ci waree gis boppam na ci gis boppam jeune su Kusum Ngaraaf Dakar nañ ci gis seen bopp famille omarienne bu ci waree gis boppam nañ ci gis seen bopp mais l'essentiel bande boobu bëggoon foofu nekk loolu ay immeuble ba am Ablaye Wade ñëw yëpp waa Rebeuss taxaw naa leen dinaa def Rebeuss man xatan ay gratte-ciel la fa ne de ay gratte-ciel la fa nekk de kon cet immeuble yoobu la bëgg moo taxoon ma bëggoon ne leen kii waxoon nañ leen ko tëgg mu ñu woon te après gis neen gars yi kaay la ñu boole ñu nekk benn maa ngi koy dégg sax muy jéem a jaxase Abdou Karim foofu nag waa Kusum Abdou Karim foofu nag effectivement doomu Kusum la waa Rue 5 la munoo jaxase Abdou Karim foofu nag waa Kusum boo leen def seen yi gars yi seet leen ko feneen Abdou Karim foofu nag wooteel parti yëpp ñu ñëw taxaw waxtaan ak yow c'est important bul tax après ëllëg nga bàyyi fi waaye bu ñaaw sa waa quartier ne leen yow yaa leen xañ Assane Diouf bul nangu ñu jël la si piège u stade Rebeuss terrain Rebeuss dañuy defal foyer socioculturel dañuy defalal terrain Rebeuss loolu lañ leen waxoon 2006 ba léegi ana mu terrain bi suuf la gandus 30 camions suuf lañ leen fa sottil gars yi nañu ñëw ñu booloo ñëw taxaw ñu mu am transparence foofu rek. Rebeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen.